asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakatu di nuyu assistance bi yëpp di nuyu Sénégal yëpp mënuma nag commencé wax ci wax ji te santuma sama sëriñ Mahamadou Lamine Bara Mbacké Falelu waaw di sant njabootu sëñ Touba bi yëpp di sant waa Tivaouane Ndiassane communauté musulmane bi yëpp ak catholique bi di sant vraiment fépp fu nit waay nekk daal maa ngi lay nuyu di la jox sa wàccuwaay. waaw Modou je pense que li nga wax am na solo torop déjà man fi may commencer mooy wax nga ne Wily comme ni nga wax toogaayam fii am na fi solo torop parce que booy seet man léegi comme ni ma leen waxoon ci yoon bële consultant laa rek ci làmb parce que booy seet làmb ji moom moo ko tëgg ak structure am bu tudd Nicolay Business donc dama leen di gunge rek ndax làmb ji mënatuma ci continuer ndax am naa yeneen activité yoo xamante ne maa ngi nag toujours ci làmb mais damay toog seen wet di leen gunge à chaque fois buy manifestation di am ma teew joxe suma expertise joxe yëpp loolu nag benn la ñaareel ba mooy ci mbirum li nga wax léegi dafa am benn mbébét bu ñu amoon di ci waxtaan keroog ndax combat Ama Baldé ak Modou Lo day combat boo xamante ne ñun suñu sago mooy askan bi yëpp seetaan ko te du am benn jafe-jafe ndax daf bare na ñoo xamante ne nekkuñu fi nga xamante ne mën nañu am jumtuwaay yu xarale yoo xamante ne dina leen permettre ñu dugg seetaan làmb ji bi ma ci waxtaan ak partenaire boobu itam moom itam mu jël les moyens qu'il faut ne ma man sénégalais la def naa sumay preuve fii biir Sénégal donc dinaa ñëw gunge la combat boobu du nekk pay-per-view fii Sénégal combat bi direct la Sénégal waaw ci télévision yëpp direct la voilà muy ay ITV ay 2S télévision yëpp daal dinañu waaw liggéey ak ñoom seen TV ñëpp mun cee jot wal fajiri ak ñëpp waaw dàquñu daal benn télé dinañu liggéey ndax askan bi yëpp liggéey ci télévision yi gis ci seen bopp askan bi gis ci seen bopp loolu premier point la deuxième point damay ñëw ci presse bi ndax am na wax bu ñu waxoon fii keroog ma ne dama bëgg ñu ànd ñu liggéey d'ailleurs man loolu sax moo gën a ma soxal ba ma ñëw toog fii ak yéen tey parce que dama bëgguma combat bi ñu dem ba ci biir ñu naan jox ma accréditation jox ma lii déedéet bëgguma loolu dama bëgg ñu waxtaan léegi ma jox leen dinaa leen jox adresse mail boo xamante ne bu ma paree fii da ngeen koy jël bu ko defee ngeen rapproché wu foofu ñu wax leen ne combat bi nii lañ ciy liggéeyee ak nii ba nga xamante ne jour ba ku ci ne di nga def sa liggéey nu mu waree doo am benn xaar ma yàlla ak structure Luc Nicolaï & Co parce que yéen ni ma leen soxlaa noonu ngeen ma soxlaa donc mbir mi soxlante la c'est pas rek non dama yor événement bu mag non presse bi dama leen di dàq déedéet du ma def loolu waaw ànd leen ñëw ñu liggéey sérieusement toog ku ci ne xam fa nga war a yem ak la war te loolu bu ngeen rapproché woo ci Modou Ama 13 mars @gmail.com kooku déjà pour le 5 bi ñëpp nañu bindu foofu comme ça ku ci ne lañ la war a jox parce que dinañ la jox mandarga boo xam ne mooy wane ne boo ñëwee gendarmerie mun la bàyyi nga dugg donc loolu foofu lañ la koy joxee dinañu bare mun nañ ko distribuer sax mun nañ leen fekk fu ngeen ne jox leen ko pour éviter leen déplacement bi voilà loolu je tenais à vous le dire voilà ñetteel ba mooy face à face bi war a am le 5 mars le 5 février pardon fële ci EDK Yeba ci autoroute péage bi disposition yi war yëpp jël nañ ko ci événement boobu ci wàllu sécurité ci wàllu organisation ci wàll yëpp bàyyiwuñu dara ndax boobu ba léegi ñu ngi ciy liggéey donc tey mbër bu ci ne juróomi nit ngay àndal ak yow muy 6 personnes mbër bu ci ne aussi ñun ñoo lay jëlee fi nga ne ànd ak sécurité bu doy ñu yóbbu la ba ci fi nga war a defee sa signature de contrat presse bi comme ni ko Modou Mbaye waxee loolu jarul ma ciy dellu siwaat wax na ko ba pare donc matuwaay yi war yépp pour face à face bi jaar yoon mu doon feet te Modou Lo bi ma waxtaanee ak moom Ama Baldé bi ma waxtaanee ak moom ak seen staff tey ci suba la ñu mujj def réunion ñoom seen bopp sax nee nañu bu leen neexee
Ama dem jëli Modou ñu ànd ñëw parce que ils sont conscients que les enjeux sont très forts dans ce combat. Et làmb soxlawul fu mu toll nii loo xamante ne daf koy yàq déjà liñ ñuy fustiger doy na sëkk donc du ñu may nit ñi fuñ ñu waxee wax joo xamante ne dañ ñuy jàmm donc daal loolu je tenais à donner cette information waaw du ma guddal nag parce que comme ni le 5 bi lañu le 5 février la ñu bëgg a wax dëgg yàlla bu ci yàlla àndee ñu teg plan d'action boo xamante ne foofaa dinañ ko jox ay plaquettes yoo xam ne journaliste bu ne dinañ la ko jox wan la ne manifestation tel fekk ne yéen rapproché ngeen fii xam ngeen nu ñu war a liggéeyee. xam ngeen fu ñu war a jaar comme ça liggéey bi jaar ci yoon ñu liggéey main dans la main def événement bu mag ku ci ne gis ci sa bopp la nga war a am nga am ko ci waaw wasalaam. waaw c'est bien pour vraiment question bi baax na mais bala ma ci doon mën a tontu nga indaale contrat. bi ma signé Luc Nicolaï & Co ak xam nga boobu dinaa la mun tontu non dama ne non da nga ne da nga signé Luc Nicolaï & Co te indiwoo contrat boo xamante ne gisuloo aussi te doo mus a gis juste à l'insection du soleil Luc Nicolaï & Co bu signé ak xam nga foofu rek laa la mun a wax waaw loolu moom awma ci benn problème et je pense que sax ay détails la yoo xamante ne sax bëgguma ñu ciy dugg parce que li ñu jëm dafa rëy te taluñu yenn yi wii nag yaa ngi ko posé question mais dinaa ko tontu man bi may jël sama jëlbeenu wax dama ne la man consultant la boo xamante ne duma ko mus a bàyyi combat bi ñemewuma ko bàyyi noonu nit booy ñëw sax ci structure booy duggee sax ci équipe bu mag doon jeune remplaçant ngay dugg di def noonu mbër bu mag dafa jaar ci ko 3e combat 4e combat ba yegsi fi mu egsi donc combat bi mënuñu ko bàyyi mu dem ci moom kenn on va prendre les devants liggéey ko je pense que nag Balla Gaye 2 ak Modou Lo moo gënoon a metti combat bi yaakaar naa dem nañu ba Mbour dem nañu fu ne face à face mënul am Yékini Balla Gaye 2 c'était la même chose Thiès dem nañ fa mënul am ñu ñëw Radisson mënul am mais gis nga fa combat bi mujjee bii awma ci tiitukaay waaw bii moom bu soobee suñu borom face à face bi dina am dina neex te wax dëgg yàlla boo seetloo itam face à face yooyu yëpp ngay wax benn bi du face à face présentation combat la woon bon je sais pas si tu te souviens ndax yaa nga fa woon jour boobu ci plateau bi mais waxuñu woon ne dañuy def face to face dañuy présenter combat bi gars yi yaakaar ne affaire bi gis nga la fa nekkoon ci nit donc yow wóor na ne loolu mënuloon a am parce que tu étais présent jour boobu donc loolu daal laa am lu may tontu ci mbir moomu nga ma wax waaw. am na ko am question. Modou Mbaye nag xam nga affaire bi moom ñu jéem ko gàttal rek. waaw tontu naa ko. asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu bu baax maa ngi nuyu lii di ko jaajëfal di nuyu Guèye ak Beus maa ngi leen nuyu bu baax Modou Mbaye yaakaar naa ne sama question yi maa ngi nuyu journaliste yi fi teew yëpp caméraman reporter yëpp maa ngi leen di bëgg bu baax leen def seen yëguwaay fi ma ñëw Modou Mbaye mooy léegi da nga ne télé yëpp ñoo koy def direct bu ma juumlee ndax benn télé moo koy def direct jox ñëpp signal wala kenn ku ne da ngay ñëw def sa plateau wane sa bopp moo xam ITV la jox ko 2STV moo xam 2STV la jox ko ITV wala bu boobaa ITV day ñëw installé plateau 2 plateau installé plateau ak ñeneen wala signal bi dañu koy jox ñëpp télé yëpp def ko traité loolu laa bëggoon a xam ba dèjà ñu ngi en direct ITV ak 2S bu mu jublee Modou Mbaye ITV ok. ñoo ngi en direct sur ITV. waaw ok donc xam nga tey bu dee production bi moom li ñu mën a def mooy jox ko benn télévision waaw loolu nag télévision boobu mooy jëlaat signal neutre jox ko yeneen télévision yi ñaareel ba plateau yi moom je pense que li gën a baax mooy ku nekk am sa plateau wane na nga mënee jour boobu waaw loolu moom noonu lañ ko nar a liggéey incha allah du ma jël benn plateau rek teg ko déedéet ku ne day am sa plateau ci biir stade bi télé bu ne. waaw salaamaaleykum maa ngi nuyu askan bi teew yëpp di nuyu képp ku di teew sa tur ak sa sant di
ziar yi Nicolas ziar Beuz waaw léegi fu may tàmbale rek mooy combat Modou Lo Ama Baldé damay laaj ndax boobu léegi dégguñu nga wax si muy combat yu ndaw yi ñaata combat nga si tëgg ak yan combat nga préparé si combat yu ndaw yi ak yan nga tëgg te loolu c'est très important ñu mën a xam ñan nga boole ay xale yu am pour le nous wala yan koy nga boole beneen bi topp mooy comme ni ko waxee le 5 incha allah rabbi muy signature bi point de départ fan lañ koy amee nan lay demee ak bés nan la ñuy ñëw ñu fa xam fan la ñuy déparé quelque chose comme ça merci. ok waaw kii Yatma waaw maa ngi lay gërëm di la sant petit combat yi moom du ma ci mun a wax parce que Mbaye Diagne moo koy gérer moo taxawal combat yépp yu ndaw yi moom moo ko taxawal am na ci nag benn spécial bu xaw a mag bu ñu doon waxtaan ba démb mu ngi ciy waxtaan boo xam ne ñaari mbër yu mag lañu am na ci mbër benn bi sax moo daan par kaw yàggul dara nii ci boyer bi ñu jógee donc Mbaye mu ngi ci doon waxtaan ak ñoom quoi ñaareel ba pour presse bi moom laa doon wax Modou Mbaye sànq nee naa ko presse bi ñoom nañu tànn fi nga xamante ne la ñu soxla kaar yi ñu yóbbul leen ko foofu ndax xam nga man du ma mun a xam yéen fan moo leen gën a arrangé yéen ay xool na da ngeen ma naan ñaari kaar tegal leen ma ko banlieue ñaari kaar tegal leen ma ko Dakar benn kaar bi ngeen yóbbul yéen a koy waxtaan seen biir bu ngeen ko yónnee ci adresse wala ngeen wooñ ma directement ñu waxtaan ci xool fu mu gën a rafetee fu mu leen gën a arrangé ñu yóbbul leen kaar yi foofu quoi kaar yi bu soobee yàlla aussi dinañ leen xaar ba ngeen pare ku ci ne ñu jéem la desservir fa nga gën a jege ñu xool nuñ koy defee pour ñëpp mun a am bañ a am benn difficulté quoi. jërëjëf maa ngi nuyu ñëpp di présentateur Fadel Dakar Buzz lépp ñu ngi lay nuyu bu baax di la félicité ci cër bi nga jox presse bi di nuyu sa doom di nuyu Beuz suñu xarit boobu tam la même chose ma am ñaari question rek benn bi mooy que ni dégg nañ ni Modou Lo dafa voyage te diggante feeg le 5 xaw na jàpp xaw na jege est-ce que am nga njort bu Modou Lo dina dagg la muy def pour ñëw assister face à face bi ci des mooy que ni yaa ngi doon dégg ne face à face mën naa am kàddu tax loolu yaa ngi ci ba tey aussi pour leen mën si waaw Modou Lo moom je pense que yàgg naa liggéey ak moom muy dem tukki may def face à face muy ñëw Modou je pense que fii may wax ak yow dagg na biyam balaa face à face dina ko fi fekk mu ñëw def face à face le 5 moom incha allah bu dee jàmm rek ngi am kenn mënul tere face à face Modou Lo ak Ama Baldé am loolu moom fii laa ko waxee ci kanamu caméra yi incha allah di dalalaale xelu buur géwél ne ko dalalal sa xel. waaw non Gambie moom je pense que dina xaw a xat pour ñu dem foofu quoi honnêtement waaw day xaw a xat waaw peut-être après ñu def fa beneen événement. léegi man sama question mooy comme ñun sénégalais yi nga xamante ne nii ñooy supporter Modou Lo ñii ñooy supporter Ama Baldé ci bisu signature de contrat bi est-ce que am nañu droit ñëw ci signature bi seetaan si foofu ndax public dafa war a ñëw wala waru faa ñëw ñun ndax war nañ faa ñëw ñun les sénégalais daal. non Modou Lo loolu moom on est intransigeant wax nañ ko ak sécurité bi même. Mbaye moo dàqaloo. Modou Mbaye ah Mbaye moo dàqaloo Modou Mbaye bu la wax Modou Lo. ah non est-ce que loo daaxul Mbaye. non Mbaye dàq moom Mbaye dàq. béykat yi bee ko yàq rek Mbaye dàq waaw non Modou loolu moom dañ ci intransigeant loolu moom amul sax demal maa ngi ñëw amul benn laa wax supporter à part 5 yi ànd ak Ama ak 5 yi ànd ak Modou yu nar a dugg foofu ndax ci péage bi foofu dafa yomb lijjanti déjà ca péage ba lañ lay arrêté doo jaar donc doo egsi sax ci station bi. te foofu gis nga dara waru ko te sécurité bi dina doy sëkk te yéen di ngeen ci teg seen bët incha allah benn supporter woowuñu la na nga toog seetaan télé parce que télé yi dañ koy def en direct télé yi war a nekk partenaire ci événement bi ñoom ñëpp direct lañ koy def jour boobu ak site yi dañ koy def direct aussi ku ci ne na nga seetaan sa téléphone wala nga seetaan télévision Modou Mbaye daal loolu amul sax xaar ma yàlla kooku moom dañ ci sul sax foo benn doomu aadama bu bokkul ci ñi nga xamante ne ñooñu lañu woo du dugg fleur boobu. république la rek kon man sénégalais yi ñun sénégalais yi ba tey mën nañ jàpp ni combat Ama Modou Lo lépp lu ci préparation dinañ ñu ko jox en direct à la télévision. incha allah yow loolu xam nga ne déjà 2S moo nar a def production bi. incha allah
ak ITV ak Walfadjri pour l'instant ak Sen TV donc ñoom ñëpp dinañ fa ne def production ñëw may ko askan bi sites yi aussi ñoom ñëpp dinañ ko def en direct ñëpp gis ko seetaan ko mu doon fête jour boobu. Buzz face à face bi ban heure lay doon. face à face bi nag xam naa ne dañ ko xalaat def ko prime time ay peut-être 21 heures yooyu mais loolu dinañ ko leeral presse bi incha allah dinañ ko leer ñu ngi ciy liggéey nii bëgguma wax loo xamante ne aussi télévision yi waxtaan nañ ci ba déggoo ci ndax bañ ay bouleverser seen ay programme aussi quoi loolu moo ci nekk waaw. signature bi moom 23 heures dina baax waaw man benn question la gis nañ ne Luc Nicolaï bi ngay def sa premier point de presse bi yaa ngi doon wax ci arène nationale dafa jóg ci combat Modou Lo ak Ama Baldé boobaag léegi ñu ngi doon xaar ngay def ay démarches pour ñu jox la Léopold fan nga toll ci démarches yooyu noonu ndax Luc Nicolaï daf ko waxoon fii ñu jóge fi fàtte ko wala yaa ngi def démarches yi fu ñu jox la stade Léopold. la ma waxoon rek laay waxaat Lamine combat bi moom ñii ñëpp ñu fi toog wóor na leen ne xajul arène nationale waaw loolu moom man lu ma leer la te ba fii may waxanteeg yéen ñun de amuñu beneen pexe ndax ñun état du wax ñu ciy teg baat mais bu doon suñu sago ñu yóbbu ko Léopold nag condition yi ñu fa mën a bëree laa xamul ndax am na fa wala amu fa ndax yónni woon naa fa Mbaye Diagne waaw pareegul demoon na fa mu ne ma condition ya fa nekk wax dëgg yàlla mënuñu fa bëri donc à moins que autorités yi jël ay matuwaay xool nuñ ñu koy arrangé ba ñu mën a bëre foofu mais vraiment Lamine damay bàyyi Modou Mbaye sax mu sànni ci ñaari kàddu moom itam pour wax moom parce que waxtaan nañ ci ay yooni yoon ci affaire boobu moom mun na cee wax moom itam Modou. waaw loolu dafay loo xamante ni ñu père loolu Sénégal ñoo demandé loolu du demande Luc Nicolaï du demande Modou Lo du demande Ama Baldé dafay demande boo xamante ni Sénégal yëpp ñoo ko def demande nationale la parce que déjà combat bi ma jël exemple léegi rek Gris Bordeaux Balla Gaye combat bu toll noonu la mais bee daf ko raw parce que ñaari mbëri seen tolluwaay dafa doy waar Modou Lo ni mu toll moom rek xaj na arène nationale Ama Baldé ni mu toll moom rek xaj na arène nationale kon bu ñu leen bëggee jël ñoo ñaar ñu boole leen biir arène nationale dafay doon loo xamante ne en matière de sécurité dafay metti dafay amateurs yi nga xamante ne ni namoon nañu làmb ñëpp dañuy ñëwaat ci bis boobu te dafa am loo xamante ni dafa war a am ci bis boobu dafa am nu ñaari mbër yi war a ñëwee loo xam kenn xamagu ko te Luc Nicolaï mi ngi ciy liggéey ak ñoom ñëwin bu musul am ci làmb lu musul am ci làmb la ñu bëgg a def ci bis boobu ñu bëgg mu doon feet kon nag dañuy ñaan le président de la république parce que moom mi ngi déglu Sénégalais yi j'espère ñu ngi ñaan le ministre de l'intérieur mu jàppale ñu ci wàllu sécurité ci combat Ama Modou Lo à ce que ñu bëree ko stade de l'amitié yi loolu la ñuy ñaan stade de l'amitié mooy place bi nga xamante ne nii fa la ñu bëgg a bëree combat boobu parce que sénégalais yi bëgg a ñëw seetaan ci combat bi bari nañu